càmbar si diine sur ITV. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. fii la ci ITV ici ailleurs ñu ngi nuyu képp koo xam ni yaa ngi topp émission càmbar ci diine di la jox sa wàccuwaay moo xam yaa ngi ñuy seetaanee Sénégal réew mi nu bokk moo xam yaa ngi ñuy seetaanee bitim réew ci àddina bi yëpp wërngal këpp. tey seen émission càmbar ci diine mi ngi indi benn thème boo xam ni njort nañu ne di ngeen gis ne lu jar a waxtaane la te muy niñ ko tuddee ci tubaab éthique de la discussion les Sénégalais pas à l'aise maanaam lépp loo xam ne dafa jëm ci nu ñuy waxtaanee ak nu ñu ko war a tëlëree ba mu rafet dafa mel ne Sénégalais am nañ ci ay jafe-jafe. dëgg la wala du dëgg am na ñaari boroom xam-xam yoo xam ni ñoom la seqal càmbar ci diine tey ñoom dinañ ci indi ay leeral su ko defee kenn si ñoom ci sama ñaari invité yooyu mooy le professeur El Hadj Songde Diouf nga xam ni ci kër gi la bokk ITV i rajo daf fi def émission en particulier am na émission philothérapie bu muy def matinale waaye itam dina participer ci yeneen émission enseignant la de philosophie kon dinañ indil ay leeral yu bari ci xam-xam boobu nga xam ni mooy philosophie nan la indee mbiru teggin ci wàllu weccoo xalaat ak wàllu waxtaan. yàlla dafa def nag ñu am chance ku dégg wolof la bu ko defee dana am ay kàddu yoo xam ni du ci am jafe-jafe dinaa ko jox après mu nuyoo keneen ki nga xam ni moom laay seqal waxtaan bi muy sunu invité mooy oustaz imam Mokhtar Kébé yaakaar naa suma juumul bi mooy ñaareel yoon ma invité ko ci plateau càmbar ci diine am na beneen émission bu mu ñëwoon c'était sur le discours islamique mu nekkoon émission bu nit ñi rafetlu lool moom tamit dinañu indil ay waxtaan yu am solo ndax moom tey li ñuy tuddee science politique relation internationale ci jànginu l'islam dans les études islamiques moom ci loolu la nekk spécialiste mi ngi jàngee eggalee jàngam Soudan. kon foog naa ni waxtaan bi dana nekk le regard d'un philosophe mais aussi le regard d'un spécialiste des études islamiques kon su ko defee noonu la waxtaan bi di tëddee ma jox sunu xarit sunu mbokk professeur Songde Diouf mu nuyoo. waaw asalaamaaleykum yaa imam di la nuyu di nuyu ñi ñuy seetaan yëpp di rafetlu déjà émission bi laata ñu fi ñëw wax nañ la ko. ne leen wax dëgg yàlla ñu ngi rafetlu liggéey bi nga xam ne yéen a ngi def parce que télé bari na waaye liy def différence bi mooy originalité ak créativité yaakaar naa ne indi nga ci benn touche personnelle boo xam ne tax na càmbar ci dina bokk na ci rendez-vous yi nga xam ne sans démagogie mën naa wax ne vraiment sénégalais yi ñu ngi koy rafetlu te loolu maa ngi ko jële ci ñi nga xam ne ñooy seetaan yegsil ma ko ma jot la ko jot li avant sax lii di am. di nuyu ki nga xam ne moom lañ seqal waxtaan wi di oustaz Kébé rafetlu ko lool nag sànq maa ngi lay tooñ naan la dina xaw a doy waar diggante ab imam ak oustaz damaa xamul ab philosophe lan lay def ci diggante bi. day am solo lool. waaw waaye nag nañ rafet njort rek. comme ni ma la ko waxee woon ñaan lii ñuy wax mu doon loo xam ne day jëriñ askan wi ndaxte loolu rek moo ñu tax a jóg. tabarkallah professeur El Hadj Songde Diouf maa ngi lay ziar la sant bu baax a baax yow tam ñu ngi rafetlu sa taxawaay ci émission yi ak say bind ak say yëngatu ak say jàngale di ñaan borom bi dolli la tawfiq ak wér ak tal ma jox oustaz Mokhtar Kébé moom tamit mu nuyoo. salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa barakatu. imaam maa ngi lay delloo nuyoo di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal yàlla mu defal la tawfiq. amiin. émission bi fa nga ko bëgg yóbbu yàlla na ko weesu. amiin di nuyu sunu xarit sunu mbokk professeur Songde di ko suivre lu yàgg di ñaan yàlla lii muy yëngatu aussi yàlla na ci yàlla def barke. di nuyu téléspectateurs yi di ñaan yàlla ñu wax fi loo xam ne dana amal ñu koy suivre njariñ. amiin amiin ya rabbal alamin kon oustaz Mokhtar Kébé tam maa ngi wax ñi ñuy suivre que ni. moo ngi jiite benn kuréel bu mag ci réew mi bu ñuy wax RIS Rassemblement islamique du Sénégal al Wahda yàlla na ko ci yàlla defal tawfiq ba xale yooyu nga xam ni wóolu nañ ko ba teg ko ci kanamu liggéey boobu mu mun leen a jaarale ci yoon yi nga xam ni moom lañ soxla ba xale yooyu mën a taxawee réew mi te fekk ñoo am ay valeur l'islam parce que lu mel noonu la ñuy séentu ci association yu mel noonu su ko defee kon
ñu dellu régie après ñëwaat nag dugg ci gaaral bi. gaaral bi. alhamdulilahi rabbil alamin kon dellu si nañu mbokk yi ci sunu waxtaan muy éthique de la discussion dinaa bàyyi professeur Songde Diouf mu seet moom nu mu koy tëralee ak nu mu ko mën a àndee ci wolof waaye man ci tënk la ma ci jublu woon ci émission bi mooy teggi ni nga xam ni moo war a ànd ak waxtaan ci mbiru pénc mi ndax nu ñu neex ñu waxtaane walla jarul sax waxtaan walla waxtaan bi dafa am lu ñu ci war a jublu su ko defee kon professeur Songué ñun ni ñuy faral di def mooy ki nga xam ne moom lañ invité def ko l'expert du jour dañ koy may temps mu dellu si ci définition yi ak tamit melal yëf yi ba ñu xam li ñuy wax lan la moo tax kon laaj bi ma lay njëkk a laaj mooy loolu ñu tuddee éthique de la discussion yow nan nga koy indee ci wolof ak tamit ban solo la am nit ñi di seq lu mel noonu ak buñ ko sequl lan la mën a jur ci diggante doomu aadama yi. waaw jërëjëf yaa imaam xam nga éthique de la discussion boo ko jëlee noonu day foog nga fàttali ni du terme boo xam ne dafa yàgg du waxin woo xam ne yàgg naa law maanaam ab kaddu la goo xam ne mu ngi ballee ci xalima wala boog ci làmmeñu ñaari borom xam-xam ñu cosaanoo ci réewu Allemagne. kenn ki sax man dama ne xaw ma sax imam ban coïncidence moo am noonu parce que le 18 juin ci la Jürgen Habermas juddu le 18 juin 1929 nous sommes le 18 juin 2020 kon tey mooy 90e année muy coïncidence bu extraordinaire donc ki ci njëkk moo ngi tudd Jürgen Habermas moom mu ngi juddu le 18 juin 1929 cosaanoo réewu Allemagne kenn ki tam nekk doomu Allemagne mu ngi tudd Karl Otto Appel donc ci ñaar ñooñu seen xalima ci wàllu xam-xam ak philosophie lañ njëkk a dégg ci année 70 yi ñu indi kàddu googu ñuy wax éthique de la discussion buñ ko firee ci wolof nag mu ngi junj rek ne waxtaan de pour mu jëriñ te bañ a lore dafa am ay tooguwaay ñoom ñu ngi ko tuddee ay normes maanaam dafa am ay sart yoo xam ne bés bu waroog ñoom rek wax joo xam ne dina gaañ dina yàq waaye dina wuute ak wax juy defar. kon ñoom éthique de la discussion ñu ngi ci jublu mooy tontu bii laaj ci wàllu nasaraan dañ naan quelles sont les conditions minimales de possibilité qui doivent être réunies pour que un échange entre individus débouche sur une compréhension mutuelle maanaam ana ponk yi nga xam ne ñoo fi war a nekk pour que man ak oustaz Kébé mii bu ñuy waxtaan yan ponk yoo xam ne as néew benn bu ci manqué rek wax ji dina bari lool riir mi dina foor lool waaye déggoo du mën a am kon ca ba muy juddu éthique de la discussion li ko da taxoon a jóg mooy fexe ba nga xam ne lii di débat bi di jokkoo muy diggante ñaari nit muy ci biir penc ci biir askan mu nekk débat boo xam ne dafa am lu ko lal lan moo koy lal mooy li nga xam ne kii nga xam ne moo féetee ci wàllu dogal buy jël dogalam parce que ñu bëri dañuy juum yaakaar ne Habermas moom consensus la théorisé déedéet. yàlla xam ne maa ngi doon bëgg a laaj loolu. théorisé wul consensus. parce que boo koy dégg ci média dafa mel ne c'est un théoricien du consensus nañ toog trouver consensus déedéet il parle de compréhension mutuelle ça veut dire quoi. parce que boo jëlee compréhension donte. imam li ngay wax d'accord ma ci donte man li may wax d'accord ci waaye mën nañu déggante maanaam li nga wax xam naa fi nga ko teg même bu ma d'accordul xam naa fi nga ko teg fan la parce que argument la yow itam sa bos argument la d'accord donc loolu bu fekkee da nga ko jël dafay wane intérêt thème bi nga jël mooy maanaam ñoom dañ doon wane ne dañu nekk ci jamono joo xam ne li ma mën a wax ci nasaraan tyrannie parolière mooy fu nekk wax sa xalaat démocratie ku nekk nangam ñoom ñu taxaw ba gis loolu ne discours bu abondant boobu bareetul njëriñ ndax li tax bareetul njëriñ norme yi nga xam ne ci la war a tëru pour mu mën a efficace amul. kon professeur. waaw su ma la dégloo. dafa mel ne kon Habermas ak Appel boobu ngay wax. ñoom kon dañ doon xool ne kon démocratie bi. kaw gi rafet na. mais amul boobu solo ndax wax ju bari lay mujj doon. ndax wax ju bari te kon il faut ñu éviter mu nekk wax ju bari wala nekk wax buy jëriñ. dëgg la te daf ko teg ci ñaari principe. bi ñuy wax muy le principe U. le principe U comme universalité maanaam. loo xam ne du nekk rek ne dafay valable pour Sénégal wala valable pour Imam Kébé. du valable fii. mais loo xam ne képp koo xam ne doomu aadama nga yàlla jagleel xel war nga cee mën a d'accord. premier principe muy principe d'universalité. y compris kon jullit yi sax.
bu ñuy jëfandikoo nit xel war la nañ ci waxal mën d'accord. nit loolu oustaz Kébé dégg noté imam Kébé noté na ko. raison képp ku duwee raison war na ci mën a d'accord mooy principe d'universalité bi mu ngi ko tibbee moom ci ki ñuy wax Emmanuel Kant nga xam ko bu baax. yaa ngi koy fàttaliku ci nasara Emmanuel Kant nee na agis de telle sorte que la maxime de ta volonté ou de ton action puisse être érigée en règle universelle. mais ba Emmanuel Kant di wax loolu agis de telle sorte que la maxime de ta volonté la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle Kant lu mu ci jublu woon mooy man mii bu may jëf naa fexe ba lii may jëf du am benn lor boo xam ne dina mën a jural aw penc wala ab benn doomu aadama ak fu mu mënti nekk ci àdduna bi maanaam benn laajte lay laajte bu ñëpp defoon ni maa ngi waaj a fenn ma ne waaw société boo xam ne ñëpp a fen baal ma ci wax ji maa ngi waaj a sàcc bu ñëpp doon sàcc maa ngi waaj a mooy yàlla bu ñëpp doon mooy yàlla donc à chaque fois bu may waaj a jëf bu ma amee mébét bu ma xalaatee ne est-ce que lii may waaj a def doomu aadama bépp bu ko defoon ci penc mi wala ci àdduna bi est-ce que dañ mën a nekk ma ne déet bu ko defee ma téye sama loxo du ma ko def donc Habermas foofu la tudd tibbee le principe de l'universalité boo tax mu ne yow li ngay jëf da nga war a fexe ba norme ba quelle que soit société ba quel que soit doomu aadama mu méngoo ak xelam maanaam ni ma ko waxee jur loo xam ne ay ngëneel la ay baax-baax la mais du jur lépp li nga xam ne moom mooy xeetu laraanga kooku mooy le principe U. le principe mais dafa mel ne principe U boobu professeur Kant. dafa mel ni moom. ci sama déggin bu gàtt. ak yu sew sewaan yi ma mos ci philosophie. les rudiments de philosophie yi ma jot am mooy Kant. bul na bëtu xamante nañ depuis université. mais Kant li mu wax. waaw dafa mel ne ba tey man maa ngi gis ne. moom nit ki rek la jublu ba tey gisaguma fi waxtaan de. waaw kon Kant moom dafa wóolu xelu nit rek ne ma ne. benn jëmm bi. mën na wéet xalaat ne lii may def. waaw. bu ko ñëpp defoon du baax. wala bu ko ñëpp defoon mu baax. waaw ba tey waxtaan duggagu fa. est-ce que Habermas moom mais Habermas bi mu foofu la ñëwee indee lu bees wala lan. waaw foofu la indee lu bees. parce que Kant daf ko yemale ci foofu. muy man en tant que individu bu may jëf naa fexe mu am une valeur universelle. Habermas jël loolu indi ko ci discussion maanaam ci weccante xalaat. impératif catégorique bële mu nekk benn impératif boo xam ne ni mu koy waxee dafa wéeru ci raison instrumentale maanaam xel mi rek na ma jëriñ ba ma jëlee lii nga xam ne moom laa ma bët ci anam bii. Habermas moom dafa bàyyi li ñuy wax raison instrumentale mu gënal ko li muy wax raison communicationnelle. maanaam ci tënk su ma juumul. dafa mel ni dafa ne li xel nangu donte nangu na ko li ko gën mooy lii nga xam ne xel nangu na ko gannaaw man ak yow ak penc mi bu ñuy wéccante xalaat ba pare. donc moom principe boobu nga xam ne dafa mel ni principe théorique général bu Kant énoncé. une maxime de la morale bu may def nii naa laajte ndax ñëpp bu ñu ko defoon dina baaxam béet moom dafa ne bu dee nag dañoo yegsi ci wàllu discussion ci wàllu werante ci wàllu weccante xalaat ndaxte fi mu nekk nii principe boobu damay fexe ba mu nekk loo xam ne moom mooy sous-tendre suñu échange ba mu tax débat boo gis discours boo gis warta mën dem ni ñuy wax ci nasaraan dans tous les sens maanaam mënta ball fa rek waaye dafay tegu ci ay normes te nee na norme ya muy tegu ñun ñëpp dañ cee war a d'accord bu ñu d'accord ci normes yooyu ñuy tegu wax ji dina am njëriñ donte ku nekk da nga xalaatee nii waaye ku nekk di nga nangul kee la mu wax ba pare boo ko référé rek à l'autorité publique fa lay am solo. boo ko fa indee ci autorité publique. fa lay am ko ci penc mi nag dogal yi ñu war a jël ci penc mi. fa lay amee solo parce que principe dund yow kese beru. jeex na kon foog nga wax. parce que principe day boobu discussion Habermas dafa ne dogal boobee ngay jël ci aw penc da ngay fexe ba toutes les personnes concerné ñu mën a waxtaan te bu ñu waxtaanee mu nekk ce qui appelle une discussion pratique mooy ñu jëlee ca loo xam ne war nañ koo mën a jëfe nee na amul boddi kenn ci biir loolu kon boo ko indee ci wàllu penc daf la naan yow mii nga xam ne yaa ngi jiite décision ba ngay jël toutes les personnes concernées dañ ci war a délibérer dañ ci war a discuter pencoo wax xalaat tekkiwul ne dafa am ci lu ñu war a juboo déedéet da nga leen di déglu ñoom ñëpp parce que ña ca war a bokk Habermas nee na du ko nekk de loolu mooy problème bi dinañ ca egsi ji parce que Habermas li muy wax société savante lay waxal du parce que boo gëstoo Habermas bu ci biir du ñëpp a war a wax. ah bon déedéet. waaw loolu du ñëpp a war a wax yaa ma ko xamal noonu xamu woon. waaw non du ñëpp a war a wax. loolu conséquence bu may tiir la parce que bu ne ña nga xam ne ñoom ñooy bokk ca discussion ba.
war nañu am benn éclairage en termes de savoir war nañu am benn capacité d'argumentation boo xam ne norme ba ñuy proposer day am ñaar day am justification mën a am effectuation mais boo déggee waxin jooja ña nga xam ne ñoom dañuy bokk ci discussion ba war nañ am xam-xam boo xam ne bu ñuy wax la ñuy wax dañ koy teg jox ko ay cëslaay jox ko ay firnde la muy wund mooy est-ce que ku nekk war a wax déedéet du ku nekk war a wax dafa am ñu war a wax parce que la muy jàngale am na ci benn passage xam nga éthique de la discussion ñaari téere la am na boo xam ne morale et communication la vers 1980-81 mais mu reprendre ko en 83 tuddee ko de l'éthique de la discussion après sax dafa glisser dem plus vers théorie parce que mu ngi mel ni dafa doon gàttandu ñi nga xam ne dañ ko naan dafa mel ni yow yaay jàngale ñi nga xam ne noonu la waxtaan demee mu xaw a moytu éthique ñëw indi théorie de la discussion mais ay la yoon boo ko seetlee comme ni ma la ko waxee moom Habermas dafa lay won ne le savoir il est antidémocratique employé na sax expression boobu ci manuel waaw antidémocratique waaw antidémocratique mooy maanaam attention du ñëpp xam li Oustaz Kébé xam dëgg la teet am na def foo xam ne bu ñu fa yeggee wàllu science politique damay ne tekk di ko déglu nag parce que man jànguma science politique tabarakallah boo indi woon une question de stratégie internationale man damal naan mën naa disserter sur l'état de manière générale en tant que philosophe waaye des questions de géopolitique précises moom moo am xam-xam bi nga xam ne moo ca màcc kon Habermas loolu la wax moo tax dina bokk dinañ ci dellu si obstacle yi nga xam ne day tax éthique de la discussion du mën a am waaye ay loolu su may tënk rek dafa lay woon ni ñun dinañu amal njëriñ loolu muy wax parce que dañuy jaawale pëccaxoo Habermas li ma jàngal mooy oustaz yi wax sa xalaat Habermas nee na mais du ñëpp am xalaat ba di ko wax parce que la ngay am xalaat da nga koy jàng ba xam ko soog caa mën a am xalaat mais loo jàngul fenn xamoo ci dara noo cay amee ab xalaat Habermas nee na loolu du xalaat loolu luy gàllankoor penc la askan la wax ju bari la waaye du am njëriñ maanaam du jox ki nga xam ne moom moo jiite cëslaay goo xam ne bu jëlee une décision dina nekk une décision éclairée parce que dafa déglu ay arguments contradictoires te jéemul sax ut consensus mais compréhension boo tax boo koy nangu da nga koy nangu ndaxte doo ko nangu ndax ki ko wax dëgg la wax waaye teg na ko foo xam ne donte d'accord ma ci xel nangu na ko tabarakallah jàng naa lu bari ak ay njuumte yu ma dimbali ma jubbanti ko parce que man dama jàppoon ne Habermas dafa woote rek waxtaan ci penc mi ku am sa xalaat indi ci penc mi bu ñu boddi kenn mais am na loo ci wax loo xam ni kon mën na indi xóotal ci wàll boobu danañ ko gën a xóotal parce que li nga wax ni finalement dinañ dem ba waxtaanee est-ce que kon Habermas li mu wax mën naa xew ci penc mi wala boog dañ ko war a nangoo noonu xam ñi war a wax ci lu ne d'accord loolu dinañ ci ñëw ba gën ko waxtaane oustaz imam Mokhtar Kébé ñoo déggandoo présentation ard bi nga xam ni moom la professeur Songde Diouf def ci xalaatu éthique de la discussion de façon générale mais en particulier Habermas ni mu ko indee mais léegi oustaz Mokhtar Kébé man bi may gëstu thème bu mel nii dama ne gisaat naa encore richesse su l'islam ndeke islam du rek diine boo xam ni kaay leen julli woor et cetera waaye tamit même nu ñuy waxtaanee ci penc mi nu ñuy weccoo xalaat am na lu ci islam jot a jàngale professeur Songde Diouf li mu wax ni oustaz Mokhtar Kébé est-ce que yow gis nga ci loo xam ne mën na nuru ak lu l'islam jàngale ci yax bi wala da nga gis ne lii mbiru tubaab yi la rek ak seen xalaat yu xóot nañ leen bàyyee seen i philosophie l'islam def yëfam ban réaction nga am ci présentation bi nga xam ni moom la Songde Diouf def balaa ñuy ñëwaat ci chara bi gën ko topp nag tomb par tomb. ñoo ngi kontaan ci li ñu dégg ci professeur yu sotti na fi xam-xam bu bari li mu wax ni bu nu ko delloosee ci cadre l'islam dafa am ci bunt boo xam ne bi mun nañ ko fi dugal mooy bunt bi nga xam ne boroom xam-xam yi ñu ngi ko tuddee adabul ixtilaaf ñi nga xam ne dañu waroo gisin ñi nga xam ne dañu wuute mën na nekk waroo gisin mën na nekk wuute waroo gisin mooy ñi nga xam ne ñoo bokk finalité ñoo bokk fu ñu jëm ñoo bokk cadre référence mais ñu am ci déggin walla taxawaay yoo xam ne yi dafa waroo ñooñu loolu nan la ñuy fexe ba waroo googu di richesse ci ñoom mais du nekk lu leen tënk ba mënuñoo yegg fu ñu jëm te loolu mu ngi xewe bu fekkee ne
gàlloo nañu lenn ci li mu wax noonu mooy kenn ku ne yëg na sa moroom am na sañ-sañu joxe xalaatam ñu respecté ko ci mu joxe xalaatam may ko mu joxe ko ci façon bi nga xam ne mooy ba gën a rafet billati hiya ahsan c'est-à-dire façon bu mu gën a rafete nanu fexe ba kenn ku ne joxe xalaatam ci ñu bokk cadre bi wala ñi nga xam ne sax bokkuñu cadre dañu waroo nga xam ne kii dafa jëm fii kii jëm fële mais kenn ku ci nekk ci àdduna bi am nga fi sañ-sañ wane ne fii laa bëgg dem ñooñu ñu boole leen ci li nga xam ne discussion waaye ak àdduna bi lu ñu fi waroo am na ay ponk yoo xam ne yi nit ñi ànd nañ ci d'accord bu ko defee seen baasu discussion boobu mooy ponk yooyu nga xam ne ànd nañ ci d'accord gàllankoor bi am tey mooy discussion bi ñu ngi koy basé ci yi nga xam ne ci la ñu waroo kenn ku ne day feeñal li nga waroo ak sa moroom bu ko defee du ngeen am fu ngeen daje mais bu fekkee kenn ku ne yaa ngi feeñal li nga xam ne moom nga bokk ak sa moroom alors bu ko defee da ngeen di am li ñuy tuddee ndërëndaay dëgërlaay boo xam ne bii dana leen may ngeen waxtaan te kenn ku ne déglu sa moroom donc loolu ci cadre l'islam bu ñu ko fi delloo loolu boroom xam-xam yi dañu ko discuter bu yàgg boo demee ci alxuraan day wax na ñu waroo loolu ci li loi ci doxalin yi nga xam ne ci la yàlla binde àdduna ci la bokk daf ko boole ci sunaan yi mooy nit ñi waruñoo nekk benn waruñoo bokk lu ñu gis dafa bokk ci sunaan yi mooy nit ñi waroo ci gis-gis léegi nag waroo ci gis-gis boobu loolu diine bi mooy lan nan la koy encadrer ba du yàq mais du ko évacuer parce que ci ni yàlla binde àdduna loolu daf ci bokk waruñ ko ragal kon waruñ ko ragal mais dañuy fexe ba encadrer ko ba kenn ku ci ne xam foo ci yem kenn ku ci ne aussi xam lan moo ci lu am njëriñ moo tax gis nga bu demee ba waroo gis-gis boobu bëgg andi sumboxloo l'islam bi tere ko ana zaimu baytin fi rabwatin min aljanna liman taraka al mira wa huwa muhiq yonent bi nee na aljanna am na fa néeg boo xam ne man maay chef ba ñan laa koy bokkal mooy ñi nga xam ne dañu téye seen bopp ci sumboxloo bi te fekk ñoo am dëgg parce que dëgg mënul feeñ foofu bu fekkee ne ci sumboxloo la te wax ji li ko tax a jóg mooy du wane ne man bari naa xam-xam wala maa la ëpp gis-gis mais wax ji li ko tax a jóg mooy mu guider nit ñi dimbali leen ba ñu am ay solution te bu sa mboxloo amee comme kenn du déglu kenn sa dëgg boobu dëgg du feeñ du jàll du feeñ dëgg du feeñ safaan bi sax mën na mais dëgg sax du feeñ mais day yàq li nekkoon ci suñu diggante mooy respect bi fi ne woon mooy cofeel gi fi ne woon mooy déggoo gi fi ne woon mooy yenn yi ñu amoon consensus sax daf koy yàq moo tax bu sëmbaxloo bi amee rek ñu ne nga noppi waaye discussion bi bu amee itam na nekk billati hiya ahsan mooy respecté ki nga xam ne moom ngay waxal mooy dox ngir wuti dégg même bu fekkee jëmul ci yow imaam Shafii ci régal bu mag boobu nga xam ne moom la tëral ñu tuddee ko régalu or bi nga xam ne bu nu ko téyee ci discussion kenn ku ne jariñ sa moroom mooy nee na bu may ñëw ci discussion damay jàpp ne li ma jàpp dëgg la waaye am na probabilité njuumte yu bari yu ci ne su ma moroom li mu jàpp gisew ma ko noonu waaye am na probabilité ne moo am dëgg bu ko defee loolu mooy tax nga am humilité bi lay permettre boo gisee dëgg nga nangu ko bu jógee ci yow nga sant yàlla bu jógee ci sa moroom tam nga xam ne dimbali na la parce que bu la ko wanul woon yaa ngi continuer ci njuumte te nit warul continuer ci njuumte ci as-sawaab la war a dox mooy li jub ci alxaq la war a dox te mooy dëgg gi donc règle boobu bu fekkoon ne yore woon nañ ko ci penc ma xam nga fii kenn ku ci ne rek dafa nekk ci sa camp yor sa ay xeer di sànni sa moroom foog na yaa jeexal dëgg te doomu aadama mënul jeexal dëgg benn partie ci dëgg la am li koy complété moo ngi ci moroomam léegi nag bu créé wul environnement buy créer compréhension mais dëgg gi nekk ci moroomam du yegsi ci moom léegi loolu rek li professeur wax loolu moom foofu ci bunt boobu lay dellu ci l'islam peut-être différence ba rek mooy du ko bàyyi lépp rationalité di ko régler
du bàyyi lépp rationalité di ko régler mais day jëfandikoo rationalité en tant que instrument mais may ko loo xam ne lii daf koy dëgëral di ko orienté te mooy ponk yu mag yi nga xam ne moom la ñu tuddee asawaabit yi sax nga xam ne kenn mënu ko laal te loolu boo ko dee seet li koy indi mooy waxyu bi nga xam ne moo jóge sunu boroom muy dimbali doomu aadama ci buy discuter mu xam yi mu moomal boppam ak yi nga xam ne ay samp la yoo xam ne yi ak lu xelam rafet samp yooyu xelam waru ko daaneel. tabaarakallah am na lu am solo loo wax man li ma njëkk a yéem ci waxtaan bi ma leen dégloo yéen ñaar ñëpp mooy ni kon effectivement ndeke te woo benn imam woo benn philosophe ndeke du indi pëccëxoo indiwul pëccëxoo parce que ndeke suñu dégloonte parce que léeg-léeg nga gis ay philosophe yoo xam dañ jàpp ne ku jàng l'islam amul xel amul lu mu war a wax xam nga kon am na njuumte léeg-léeg nga gis benn imam benn oustaz tam bu ne philosophie ay dof lañu yëfu tubaab lañ fi bëgg a jàngale te dégguma loolu ci yéen ñaar kon man sant naa yàlla bu ma amee ñaari invité yoo xam ni dañ ma jàppale ci émission wane ni effectivement kon waxtaan war na mën a nekk il faut que dégloonte am te it nag bokk na ci liy wane nite ci biir waxtaan li ko wute ak mala yi nga xam ni mën nga wax ni lu bëree bëri dañ ciy pëccoxoo donte woon même ñoom sax am na loo xam ni bu ñu fa tollee duñ fa pëccoxoo pour seet ku nekk nooy doxale kon nit ñi bokk na seen nite nu muy feeñee mooy ñu mën a dégloonte mën a xam nan la ñuy war a waxtaani rawatina bu ñëwee ci pénc mi Imam Makhtar Kébé li mu wax léegi sànq ci fin bi wax na problème rationalité loolu aussi dinañ ci ñëw parce que rationalité ni mu ko waxee damay bañ nit ñi am dégginu comme islam dafa dàq xel mais je crois que dafa bëgg a wax ni xelu kese am na ci yoo xam ni du xelu kese. il a employé kalam bi mu indi leeral na dafa ne. daf ko war a encadrer. loolu ma retenir naa terme boobu. d'accord donc dina ñëwul dax xel. mais daf ko war a orienter. encadrer ko xam fi mu war a jaar parce que am na yoo xam ne nag du xel moo koy defar du xel moom moo koy dindi. xel da koy nangu yóbbaale ko. tabaarakallah defe naa moom noonu la waxee. tabaarakallah kon loolu c'est intéressant léegi ñu gis kon éthique boobu ni mu ko waxee que ni dañu war a créer condition exemple bi mu jox ci imam Shafi'i dinañ ci ñëwaat ci beneen tomb pour wane nii est-ce que noonu la tëddee actuellement est-ce que jullit yi niveau éthique boobu imam Shafi'i indi est-ce que toll nañ foofu dinañ ci joxe ay exemple ak tamit li mu wax ci adabul ixtilaaf boobu kon ndekete islam am na rubrique bu rëy boo xam ni ñi ngi ko doon waxtaanee que xëy na ñun suñu déggin ci l'islam ñun ñoo ko yemale rek ci aj woor ak yooyu waaye islam du rek mbiru li ñuy wax ibadat culte waaye tamit mbiru éthique mi ngi ci ak am na ci doole lool et que war nañ ko gën a jàngale tamit oustaz balaa may ñuy jàll ci point wu chara bi nga xam ne ci li ñuy def commentaire approfondi yi xam nga yow wax nga adabul ixtilaaf boobu nga xam ni mooy kon éthique bi ak teggin yi nga xam ni ci li ñuy war a mën a waxtaanee rawatina bu waroo amee nan lañ ko war a encadrer ba mën a jëm ci loo xam ni nit ñi dinañ déggante ba pare jëm ci loo xam ni njëriñ lay doon mais kon jullit Imam Makhtar Kébé mën na waxtaan ak kum mën a doon fekk kooku nit la te nangu ñu teg ko ci ay tegginu waxtaan comme yow da nga ne billati ahsan hi ahsan na nekk lu rafet kon est-ce que loolu mën nga ko confirmer ne kon jullit warul ragal waxtaan ak kum mën a doon bu fekkee nawlante nañ wala est-ce que jullit mooy koo xam ni dafa jàpp ne ku dul jullit amul ak yow waxtaan bu mu seq parce que daf la war a def jullit rek pour mën a waxtaan ak yow kooku benn la beneen bi tamit mooy adabul ixtilaaf bi nga ko waxee dégg naa ni nga ko expliqué mais léegi shura xam naa terme boobu ñëw na ci alquran shura mais lan moo wutale adabul ixtilaaf ak shura waaw xam nga l'islam moom jullit bi ñëpp lay waxal moo tax gis nga ci alquran da nga ciy gis yaa ayyuhan naas yéen nit ñi donc ñooñu gëmuñu mu leen di woo ci ay principe yoo xam ne yi mooy tax seen waxtaan yomb nañ déggoo ci yii ak yii ak yii du ma dugg ci détail di wax yaa ahlal kitaab yi yéen ñi nga xam ne mu demaat ci beneen groupe boo xam ne bii moo gën a xat mooy ñi nga xam ne am nañu ay texte yoo xam ne mu ngi jóge ci asamaan am na yu ñu waroo mais ci texte yooyu am na ay ponk yu mag yoo xam ne yi ñoo ko bokk mu ne kaay leen ñu régler li nga xam ne moom lañu bokk bu pare taalaw ila kalimatin sawaa'in baynana ñu régler ponk yi nga xam ne ñoo ko bokk ba pare
nga xam ne mooy principe yu mag yi bennal yàlla bëgg lu baax jikko yu rafet yi nga xam ne bañ dañ ko et cetera. yooyu ñu tëral ko ba d'accord ci bu ko defee yi nga xam ne moo ñu différencier ñu xool nan la ñu koy régler te mu yomb mu door a ñëw nag ci cadre bu xat bi nga xam ne mooy jullit ñi ci seen bopp sax dañu am ay différence ci seen biir. waaw différence yooyu compréhension mën na ko andi parce que texte yi ni mu bindoo. boo ko déggee benn texte boo ko déggee ma dégg ko li nga ciy dégg du benn. waaw interprétation. donc li ñu ciy joxe comme misaal bi gën a bari mooy misaal bi nga xam ne mooy yonent bi ak saxaabaam yi bi nga xamee ne am na benn mission bi mu leen di sant mu ne leen tàkkusaan am bu kenn jullee tàkkusaan lu mooy ci Bani Qurayza. c'est-à-dire tàkkusaan dañ doon def benn génne boo xam ne bi kenn préparé wu ko. daf leen bett parce que dañu jóge ci xandax rek mu ne leen nan génn dem ci Bani Qurayza donc jëlul les dispositions pour waxtaan bu yaatu. bi nga xamee ne génn nañu du dem tàkkusaan jote leen ci yoon wi donc interprétation. commencé am waaw yonent bi li mu wax lan la ndax dafa bëgg ñu gaaw walla ndax dafa bëgg daal de toutes les façons tàkkusaan ji ak lu mën a xew fële lañ koy julle nit ñi waroo ci interprétation ñenn ñi dellu ci lettre bi. ñu ne moom de li mu wax mooy bu nu julli tàkkusaan lu mooy fële donc même bu dee gee sax foofu lañ koy jullee. ñenn ñu dellu si li nga xam ne mooy jubluwaayu wax ji. mooy ruux gi. ruux gi mooy lan mooy nanu gaaw. même bu fekkee ne gaaw gi rek la soxla donc tàkkusaan xam nañ ne principe boobu mooy fu mu jotee ñu julli ko donc nañ ko julli ci yoon bi door a continuer. alors ñaari camps yooyu bi ñu demee. li ci intéressant mooy nit ñi ñoo déggandoo benn wax bi nga xam ne ci benn source la jóge di mbooloo. donc waroo ci interprétation mais li ci neex mooy bi ñu ñëwee wax ko yonent bi dañu wax ne yeddul kenn. dafa ubbi espace su compréhension ak espace su nit ñi ñu mën a waroo. yeddul kenn kooku éthique la discussion. waaw yeddul kenn. te li ci intéressant Cheikh. mooy différence boobu yàqalu leen li leen taxoon a jóg. objectif bu mag bi. te nee nañu matoon nañu lu ma gën jaa néew matoon nañu 3 junni nit. est-ce que réglé nañu seen différence. kenn ku ci ne def li nga xam ne moom nga jàpp ne noonu la. ñu àndaat ci seen communauté ci seen groupe ak seen cohésion. dem ci mission bi nga xam ne moo leen taxoon a jóg loolu mooy dars bu mag bi nga xam ne moom la ñu war a jàng. mooy nan la ñu mën a fexe ba nga xam ne dinañu waroo ci yenn compréhension yi. te fekk du yàq li nga xam ne mooy cohésion bu mag bi nga xam ne moom la ñu war a tabax ngir yegg ci objectif yi nga xam ne mooy suñu objectifu société. alors pëccoxoo boobu jàpp naa ne l'islam loolu la bëgg mooy nit ñi dañu waxtaan mais bu ñuy waxtaan dañu waxtaan sax ak ku bokkul ak ñoom jubluwaay. ngir dina am moom lu mu leen di jox. dañuy wax ne jullit lu baax fu mu jóge rek alalam la. parce que lu baax moo ko moom. li baax am na luy jóge ci sa moroomu nit. am na luy jóge ci sa diine am na loo xam ne expérience humaine la. donc loolu mooy taxaw bu dee nag suura loolu principe la. mais modalité ba. ci la jullit yi waroo gis nga moo tax alxuraan dafay am yoo xam ne yi lii tax waroo de am mooy day am yoo xam ne yi principe la. mais modalité ba mu bàyyi ko nit ñi. bu ko defee ci modalité bi ñuy appliquer diisoo. booy seet ci histoire u l'islam da ngay gis ne ay forme yu bari la. ba nga xam ne ñu yëg seeni tey. donc suura mécanisme la. bu ñuy dimbali ngir ñu régler suñu différence. parce que dañuy am cadre xam nga fii ci Sénégal loolu ci suñu problème yi. dañuy am ay choix yu bari. ci wàllu diine. mais amul cadre boo xam ne bi fa la ñuy dajee. ngir choix yooyu ñu wax ne lii la ñu adapté. mais bu fekkee ne nag amul fu nu ko waxtaanee. suura boobu. donc benn borom xam-xam bu ne. day wax ne man mbir mi nii laa ko gisee. groupe bu ne wax ne nii laa ko gisee. bu ko defee gis-gis yooyu du ñu am fu nu ko waxtaanee ba nga xam ne dinañ ci génne benn choix ñu wax ne lii kat mooy tànneefu waa Sénégal ci masala mii. loolu moo am ci àdduna bi yëpp mënuñu daw loolu. bu nu ko deful. dañuy bàyyi pénc mi mu nekk ci pëccëxoo. boo xam ne bii kenn du nekk responsable bi parce que kenn ku ci ne li nga jàpp pour le moment doy na la. mais bu ñu demoon nag ci cadre bi nga xam ne fi la ñuy defee suura. bu boobaa lu suura bi génnee
loolu day war ci nit ñi ñu bàyyi seeni gis-gis personnel dem ci loolu nga xam ne moom la communauté bi ànd yàlla dimbali nañu xam naa dinañ ci ñëw ci kanam suñu magu réew mi ci différence li ñu ci jàngale daanaka kenn xamut mu toll géej la loolu mën na am ci biir waxtaan bi mu ñëw incha allah taala dinañ ci ñëw bu baax a baax même man sama ko fàtte sax ngeen fàttali ma ko ci émission bi la bokk su ko defee kon présentation yi am na solo ko defee ñu dem régie ñëwaat nag dugg ci Chara nga xam ne nag ñu topp tomb yi nag benn par benn. Sara. alhamdulilah rabbil alamin yaakaar naa ni ñi ñuy suivre ñëpp gis nañ ni kon ni ñu ubbee waxtaan bi am na solo te déjà ñu ngi gis ne lii introduction rek la mën a doon parce que waxtaan bi yaatu na yaatu boo xam ni xóot na xóot boo xam ni suñ ci defoon ba ñaar ba ñetti émission gën jànneew dana gën a feeñal li nga xam ni moom la wund wante ni ngeen ko xamee rek mbiru émission ak temps d'antenne bi ni muy demee ala kulli xaal li am solo mooy au moins tey ñu fexe ba ni ñuy ubbee waxtaan bi nekk ci anam boo xam ni nit ñi dinañ ci gis cafka ba gis ne lii lu jaroon waxtaane la su ko defee loolu moo tax may ñëwaat ci professeur Songde Diouf pour di dellusiwaat ci éthique de la discussion Habermas ni mu ko waxtaanee ñëw nag léegi ci mais éthique de la discussion boobu nan lañ koy wàccee ci biir société bi nga xam ni dinañ mën a wax ni seq nañu waxtaan bi ku nekk déglu na moroomam ku nekk am na dégg-dégg ci kii lan la xalaat ak loolu tam lan mooy jubluwaay bi ak tamit ñàkkoon koo def lan la mën a wàññi société bi. waaw déjà rafetlu macha allah dafa ne jàng na waaye man maa gën a jàng ci li mu wax. tabarakallah te Oustaz Kébé sa laaj bi sax daf na xaw na ci anticiper xaw na ci tontuwaale. parce que boo ko seetloo ba seetlu ko éthique de la discussion. dafa mel ni mu ngi tënku rek ci yan ñooy àq yi nga xam ne. moom la wax ak waxtaan ak pencoo am yan àq la am. ndekki discussion dafa am àq. parce que boo éthique buñ juum déggee ko morale de la discussion déedéet. yan àq yoo xam ne ñun ñii di waxtaan la ñu war a wàccool waxtaan wi ndax waxtaan wi mën a taaru mën a rafet mën a jëriñ. su ma juumul ci wolof. waaw dafa mel ne dañu ne waxtaan wute na ak xuloo ak werante. maanaam dafa am ay àq moom dafa am ay àq. waruñ koo lor moom waxtaan. buñ ko personnifié mu nekkoon nit maanaam waruñ koo lor. parce que dafa am loo xam ne jigu ko dafa am loo xam ne bokkul ci moom buñ ko ca boole. kon ana yan ñi taar ak yan ngëneel li nga xam ne moom la waxtaan laaj pour moom waxtaan mu jëriñ te bañ a gaañ. donc loolu la loolu boo ko seetloo da nga koy jéem a indi ci penc mi loolu nga laaj. li tax mu war a ñëw ci penc mi mooy que ne comme niñ ko waxee suñu njëlbeen wax da ngay xool nañ contextualiser continuer parce que yaa ubbi bunt bi. ñii ne le 25 nguur gi. ñu ubbi l'école. waaw kay voilà. ñii ne ñun jàpp nañu ne waruñu ubbi l'école. waaw mais piège bi ñu daanu mooy dañu tumarankeel ñàkk a worma jox worma li nga xam ne moo di waxtaan ni ko oustaz waxee. bu fi mu nekk nii mi ngi wax ci tubaab dialogue de sourds moo am ñaari pàcc ci benn société Sénégal bi. ñii jàpp ne non nguur gi ñoom dañoo gëm ne ñoom ñoo am dëgg. alors lu leen neex la ñuy def ñii jàpp ne au contraire wax dëgg yàlla ñoom dañu am droit ci société bi dañu nekk nangam donc mu nekk ñaari camp. te pourtant fa wax ji jëm. ci benn penc mi la. waaw te bu ma juumul. waaw boo seetee mën nga wax sax à peu près ñetti camp. parce que benn camp bi mooy ñi yore ndogal muy gouvernement bi. waaw nee nañ lii lañ dogal. syndicalistes yi. waaw ne lii. ba pare citoyen simple bi nga xam ne comme man. waaw nga xam ni nekkuma ci syndicat enseignants yi. te duma président. waaw man tam am naa ci sama xalaat. am nga ci sa xalaat waaw loolu yëpp nag war nañ ko boole. waaw mais pour réew mi mën a taxaw daal. waaw mais looloo fi amul éthique de la discussion boobu ngay wax rek waaw moom laa lay wan ne moo fi amut. parce que bokk na ci principe yi fañ ko jëlee ki ñuy wax Habermas noonu comme ñoom ñoo ko njëkk xalaat. moom daf lay wax ne mënoo jën benn dogal boo xam ne mënoo ci sóoraale xalaat ba nga xam ne waxul bëgg-bëgg ba ke imam am de. waaye xalaat ba mu am mënoo jël décision te sóoraale woo xalaat boobee syndicat ba am xalaat boobee citoyen ordinaire ba am. waxul ne citoyen ba moo am dëgg waxul ne syndicaliste moo am dëgg mais mënoo ñàkk a jël en charge seen xalaat. mënoo ñàkk a jël en charge seen argumentation maanaam firnde ak teslaa yi ñu jox la nga xam ne moom la ñuy wax mënoo ko ñàkk a jël en charge
mais kon tey kon lam doon jur waaw. kon tey mais tey gouvernement bi. bu ñu jëlee exemple boobu nga jël parce que prévoir woon naa ay exemple joxe nga ci benn. dana ci ñëwaat damay contextualiser rek parce que damaa gis ngay def effort pour indi ko suñu société. c'est très important mu bañ a nekk lu voilà et effectivement. parce que sinon day kawee noonu. duñ ko jëriñoo. léegi boo jëlee exemple boobu. tey jii gouvernement bi am na lu mu ci dogal. léegi est-ce que mën nañu wax ne gouvernement bi jëlu ci xalaatu syndicalistes yi ñoom am nañ seen xalaat citoyen simple mais tam même parents d'élèves yi am na ñoo xam ne nañ lu tax ñu bëgg ñu yóbbu suñu doom te respecté wuñu mesures barrières yi parce que est-ce que gel bi doy na est-ce que classe yi set na kon affaire bi doy na war na léegi nag bon gouvernement bi ñoom est-ce que waxtaan nañ ak ñi ñu war a waxtaanal ñëpp est-ce que tam ñi war a waxtaan ak ñoom joxe nañ seen xalaat. mooy la oustaz wax c'est-à-dire ñoom ñetti pàcc yooyu bu dee dañu ko nangu ñetti pàcc yooyu. muy nguur gi muy syndicat yi muy ñi ñu woowee citoyen sam comme man ak yow. ñoom ñëpp dañu fi ñu daanoo mooy. ay discours parallèle la. waaw maanaam li ngeen di wax comme ni mu ko waxee yow yaa ngi feeñal li sooxe ci dogal bi nguur gi jël. waaye feeñaloo li nga xam ne mën nañ ko koy nangul. ci côté nguur gi moom mu ngi doyadil. naan affaire syndicat la affaire politique la. ba léegi yegsiwul ci saytu déglu càmbar argument boobu. ndax fondé na nangu nañ mën nañ ko nangu wala mënu ko nangu. mu nekk dimension compréhension bu manqué na. dimension compréhension kon Habermas sori na fi. nekk ko fi sax. nañ jàngi ci waat. waaw kon moom lim ñu jàngal mooy man nguur mënuma fexe ba li may def ña nga xam ne ñoo ma teg fa may def. ña nga xam ne ñoo ma jox doole ba koy def mënumaa fexe ba nangul leen ne mën nañu am gis-gis bu ñu teg ci xam-xam bu ñëwee ci Habermas boo xam ne mën duma ko déglu dama koy tànqam te rawatina professeur Songde boo jëlee tey syndicalistes yi waaw mënoo leen soobantal parce que quand même ñi nekk ci secteur bi di fa jàngale am diplôme état bi xanaa ñooñu mënoo wax ne seen xalaat dafa ñàkk fayda boole ci kuréelu 100% boole ci kuréelu parents yi tamit ay médecins ñu ngi ci ay professeurs yi ngi ci ay kii ñoom tam mënoo wax ne ay kàngaadu lañ kon li gën a wóor mooy dama la doon kuréelu proviseur ak censeur yu Sénégal ñi nga xam ne ñoo jiite l'école yi ñoom ñoom bi li ñu gis jàngat ba mu pare ñu ne non mënoo dem heure bii parce que boo génnee Ndakaaru génn Thiès génn réewu capital régional yi am na foo xam ne mu ngay taw ci loolu kon ay kërinting lañ du bànneexu ba kon di nga am école à deux vitesses loolu du loo xam ne maanaam argumentation la déedéet fee la est-ce que man mii jiite damay tàng xam la noonu naan hivernage du argument damay taxaw xool est-ce que ñii wax ne lii moo tax mënuñ koo indi ndax loolu tegu na wala teguwul ci argument yi nga xam ne moom lañ indi ma jël ko kon nag boo ko seetlu loolu exemple rek ñun du ñun ñooy tranché débat boobu mais pour war a ne éthique de la discussion bu fi amoon voilà parce que ñëpp dañu am sentiment que précipitation la parce que à une semaine nga ne le 25 bële passé dañ ñoon précipitation la ñu ubbi tëjaat ñi ngi naan est-ce que duñu ubbi tëjaat loolu yëpp lu muy wund mooy éthique de la discussion bu fekkoon dañ ko cëroo ca njëlbéen xëy na bu kii di jël décision donte d'accord ma ak argument yee mu indi waaye mën naa ko nangul parce que teg na ko ci loo xam ne dafa déglu boole moom nag mooy décider moom mooy nguur waaw kon absence d'éthique de la discussion laa lay jox foofu noonu amu fi Habermas sori na fi nekku fi sori na fi waaw mais nag léegi c'est vrai léegi mais boo jëlee exemple boobu gouvernement bi def gouvernement bi xëy na ñoom boo leen laajee dañ naan ñun xam nañu argument yi syndicalistes yi wax mais ñun mënuñu tenir compte ci boobu argument dégg nañ tam parents yi li ñu wax li ñu ragal ci seen doom incha allah du am parce que ñun danañ jël matuwaay léegi est-ce que loolu yow mën nga ko nangul gouvernement bi wala man jàpp naa ni loolu tam war na mën a nekk gouvernement bi dama jàpp ne kam ñoom ñu ngi dégg li syndicaliste yi di wax ñu ngi dégg itam li parents yi wax est-ce que léegi loolu dëgër bopp la benn genre dictature la rek wala est-ce que tamit dañu waroon organiser benn forum parents yi toog ak syndicalistes yi est-ce que façon boobu tam mën nañ ko doxalee ci secteur boobu wala mënuñ ko doxalee loolu duma ko nangul nguur je prends toutes mes responsabilités c'est-à-dire que dafa am loo xam ne boo ko defee dafay niru mandat nag ak lu ngeen mënti wax nag man maa fi ne li ma bëgg moom mooy am loolu lay niru li tax ma wax loolu mooy bu fekkee ñi nga xam ne ñooy yëngu ca mbir ma mu ne woon une question islamique imam yëpp wax
bu fekkee fukki kuréel la juróom-ñeent yaa genn wàll ne lii ci suñu wàllu xam-xam lii moo fi ne man bu fekkee nguur la damaa jàpp ne loolu mënuma koo doyadal parce que xam nga dafa am lu mu may niru te mu tiitloo ma tuuti lan la mooy du ma la ko jàngal yaa ma gën a xam nguur dafa impersonnel monstre la maanaam warul am état d'âme man mën naa ñëg nit la nguur warul ñëg man mën naa ne dinaa leen wan ne li ma bëgg a def laay def wax ko samay njaboot sama biir kër ce n'est pas valable pour l'état mënta nekk parce que loolu yëfu ñëpp la kon dama yaakaar ne ci question bi man bu ma la waxee li nga xam ne noonu laa ko gisee examiner ñi nekk en face yëpp daf ma mel ni nguur gi moom dafa nekk ci position dëkku ni ko oustaz waxee damay dem waaye man li ma gëm mooy li ma wax kenn maa ngi dem waaye man li ma gëm li may wax maanaam nguur gi ne quoi que vous fassiez man maa yor pouvoir bi damay ubbi école yi mu neex leen mu naqari leen loolu boo ko defee da ngay waroo non seulement ak éthique de la discussion mais da ngay waroo ak li nga xam ne moom moo tax ñu teg la foofu nga teg parce que mënuñ laa tegal nawet nga ne nawet amul te yow may ne nawet amul xam nga ne àll bi am na ay l'école yoo xam ne ay krenteng la ñu ngay naaw fa mu nekk nii kon boo ubbee l'école yi ña nekk capitale régionale ñu ngay jàng waaye ne la wóor ne donte benn ndongo la jàngut buñ la ci tegalee ne jumtukaay yooyu yeggul fépp motewul fépp da nga ko war a nangu parce que loolu mooy lu am du question argumentation question de fait la enfin buñ la tegalee ne la jàngoro bi mu ngi law c'est laissé à ton appréciation waaye nangulal kiy wax ne jàngoro bi ba ngay tëj neewoon na lool fi mu nekk nii jamono yi ngay tëj dafa yokku man sama xel nanguwul ba ñu ne 2 cas nga tëj l'école ba ñu ne 1000 cas nga tëji l'école da nga koy nangul argument boobu bu ko defee compréhension dina mën a am mais lii man daf ma niroog coup de force pourquoi parce que acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo concerné la ñuy wax nekk ca biir man ma yor profilo di jàngale ca classe ba censeur bii jiite proviseur bii jiite élèves yi seen bopp dans le cadre de leur gouvernement scolaire ñoom ñëpp wax nga doyadil seen wax noonu laa ko mën a waxee ne man maay nguur man maay jël sama responsabilité ay la yowoon yow loo jël sa responsabilité waaye éthique de la discussion dafa doon nangu parce que man lenn rek laa déglu ñoom ñëpp ne waxoon nañ ñu ne bala ñoo tijjiwaat daan ñu woowaat ñu wax waaye diggante bi ñu ko waxee ak bi ñu tijjee kenn woowuñu fi waxtaan ak ñun. gis nga. foofu laa teg ne éthique de la discussion manqué na fa. effectivement objectivement. waaw loolu moom du affaire contre gouvernement du affaire. non mais wax dëgg yàlla da nga am loo woote woon engagement la. ne dinañ leen ci boole désormais. waaw pour éviter li amoon le 2. waaw ñu jékki-jékki at dégg communiquer. kon soo leen woowaatul. c'est que déjà dafa am loo bëggoon a dogal te bëggoo sax nag c'est mon intime conviction. voilà loolu rek lañ ko mën c'est mon intime conviction parce que dara terew la nga ñàkk nga bañ leen a woo parce que voilà amul dara loo tax lu tax nga ne woowuma leen kon ça veut dire que soxlaatuma seen xalaat parce que xam loolu la xaw a mën a niru loolu lay niru te loolu nag dommage parce que loolu gënul ci doxalin. moo tax nag pertinence ce thème bi éthique de la discussion. dafa war a nekk toute soxla nañ ko trop soxla nañ culture bu ñu war a installer dina ci ñëw d'ailleurs noté leen ma ko parce que dinañ ñëw léegi ñun lan moo ñu manqué aussi en termes d'individu que au niveau même de l'État lan moo ñu manqué tey lan mooy obstacle yi xam nga am na benn point ba ñu xatal yëf yi nii ba di pénaliser suñu bopp ci réew mi yëpp ci wàllu yëpp ci njaboot bi ba ci état bi ci quartier bi ci école ba ci jàkka ja ci jàngu ba fépp ni am nañu jafe-jafe ci wàllu boobu kon danañ ñëwaat ci tomb boobu léegi Oustaz Mokhtar Kébé ni ñu indee mbiru kon éthique discussion bi nii ci biir islam moo xam référence am yi ci biir alquran sànq indi nga ci dara ci biir yenn sa salam hadis yi mu indi même digganteem moom ak saxaaba yi doon nañ toll ci ay mu leen di déglu ci seen xalaat ak tamit boo xoolee histoire l'islam saxaaba yi seen bopp yenn sa salam bu mu fi jógee am nañ benn état bu ñu doon gérer est-ce que doon nañ waxtaan seen biir est-ce que léeg-léeg wute doon am nan lañ doon recueillir xalaatu nit ñi loolu looñ ci mën a indil ci wàllu boobu. waaw principe bi moom mooy li nit ñu bokk moom dañu koy waxtaane c'est-à-dire bu fekkee ne dellu nañu ci l'islam bi ni mu tërale mooy lépp loo xam ne lii amul texte boo xam ne bii bu précis la bu wax ne def leen lii loolu dañu koy waxtaane bu texte bu précis ñëwee nag nga xam ne amul interprétation bu boobaa texte bu moo nuy yóbbu fi nu bëgg a dem bu loolu amul li ci des lépp dañu koy waxtaane
yonent bi dafa dajale jullit yi ñuy def stratégie de guerre ci xeexu Uhud moom mu joxe xalaat gaa yi joxe xalaat ñu not ko xalaatu gaa yi not xalaatam bi mu jëfandikoo xalaatu gaa yi mu andi defet mu bëgg dellu gannaaw bëgg am xalaatu ne man de bu ëllëgee damay wàññi cadre discussion bi borom bi àdduna ko déedéet fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa iza azamta fa tawakkal ala Allah loolu mooy sabab bi daf ko ne jéggal leen ci li xewoon nga baalul leen yàlla waaye njuumte ci pénc du xañ nit ñi seen àq ci waxtaan. Allahu akbar. waaw shawirhum fil amri bu mbir mi xewatee déglul seen xalaat léegi nag am na loo moom li nga moom mooy yaay def synthèse yaay jël décision boo demee ba jël décision nag na nga mobiliser nit ñi ci décision bi te décision bi li tax nga mën ci mobiliser nit ñi mooy waxtaan jiitu ko mais ñaari yëf kul haatu burhanakum ñi bëgg a wax ne décision bi baaxul nanu andi seen argument ñu nangul leen ko ñëlee watil ka xujjatuna su ma ay argument tam gouvernement bi andi ay argument expliquer décision bi mu jël ci lan la ko teg bu ko defee ñu mobiliser communauté bi ci li nga xam ne mooy li am njariñ donc dañu war a delluwaat ci discussion yaatal ko kenn ku ci ne ñu jox la sa àq ba mu mat question yi nga xam ne ay question wu dafa laaj expertise experts yi ñu jiital leen mais du exclure kenn ci société bi parce que question yi nga xam ne ci l'islam kenn ku ci ne daf ciy def sa ñàq mu engagé la question yooyu dañu lay bàyyi nga joxe sa xalaat yonent bi jël na décision ci yow yaa ngi koy jàng ci sulhul Hudaybiya nga xam ne décision bu capital la ci wàllu stratégie saxaaba yi ñi gën a bari majorité bi nanguwul mooy bi ñu bëggee dem màkk ne dañuy umra ba nit ñi géjoon màkk nga xam ne ak nammeel gi ñu dem ba ay mètre dox seen diggante ak ñoom te ñoom seen argument yëpp gis nañ ne mun nañ dem waaw mais yonent bi moom di xool objectif bu sori ñu xañ leen ajug ren umra ren gi te bu paree affaire bu ubbeeku ba faw kuy umratu dootoo am difficulté moom mu def concession bàyyi li nga xam ne mooy possibilité ajug ren gi ngir bu paree mu nekk ci environnement boo xam ne bii lépp dana jaar yoon. parce que ñaar moo amoon soit ñu reporter umra bi. soit bu toppoon saxaaba yi ñu xeex. dañuy def épreuve de naar yi dañ leen woon su ngeen bëggee umra ñu xeex ak yéen. waaw épreuve de force la ñuy def te saxaaba yi dañ gisoon ne ñoom pare woon nañ pour xeex ba gañe xeex bi ba kon mënuñu comprendre lu tax yonent bi di reporter. nekkoon nañ ci situation wu def épreuve de force bi. par rapport ak li fi jaar ak ñoom fi ñu toll nii tey. mais moom gis-gisam moo doon épreuve de force bi mun na leen may. ñu umra ren mais moom li mu bëgg mooy affaire boo xam ne bii day ubbeeku ba faw en tant que décideur mu consulter ñi nga xam ne ñu jige lañu jël décision wu nanu dellu. mel na yonent bi long terme la xool tuuti. long terme la xool ñi ñoom xool ak court terme. ñi ñoo xool conséquence su tey rek. waaw moom dajale na mu ngi xool conséquence su ëllëg ak li nga xam ne moom lay jur moo tax décision bu nu koy jël ñaari yëf il faut ñu bàyyi ci xel ci l'islam mooy objectif bi ak conséquence yi c'est-à-dire mën na am sax di nga atteindre sa objectif mais yan conséquence lay jur après mën na am sax doo atteindre sa objectif mais dana am yeneen conséquences yoo xam ne yi yu bénéfique la yoo xam ne dana ko jëriñ mais bi mu jëlee décision bi ba ne moom léegi dañuy dellu alors nit ñi comprendre ñu loolu. waaw saxaaba yi ne nañu Omar ibn Khattab ci ñi ci ëppoon kii ñu ko gënoon jege di wax ak moom discuter ak moom discussion bu tàng. waaw mais bi mu delloo. ak bi mu waxee nañu dindi Muhammad Rasulullah parce que naar bi daf ko ne suñu gëmoon ne Rasulullah nga duñ fi nekk di coow ak yow. waaw kon bul signé document bi ak Muhammad Rasulullah. waaw oui parce que suñu gëmoon ne Rasulullah nga yonent nga duñu luy xeex.
ñun dañu jàpp ne kenn nga ci ñun rek di fi woote loo xam ni lu la neex la mais ñun gëmuñu ne yàlla la yónni mais loolu tam indi na discussion. andi na discussion ban discussion li indi parce que dafa mel ne am na ñoo xam ne ñoom dañu jàpp ne yonent warul dindi loolu et que loolu kii la ni ñu koy tuddee léegi reculade la. non yonent bi moom li mu doon def mooy stratégie la boo xam ne mu ngi xool li jëm ci kanam mooy ñun li ñuy tuddee gam-gamle li ngay def intérêt yi ci teew ak la muy jur ëllëg li ngay def ak sa adversaire li mu la nangul tey ak la mu la mën a nangul ëllëg te comme que discussion bi mooy li ñu ko nangulul moo di ak yonent mais nangu nañu jëflanteeg moom en tant que entité li ñu doon bañ mooy mu nekk entité boo xam ne bii nawle la buy waxtaan ak ñoom loolu la ñu doon bañ léegi nangul nañ ko nawle gi nga xam ne léegi nekk na mën a waxtaan ak ñoom mais mu téyeen di ci loolu léegi yonent gi nag affaire formulation warul détaillé mu ci doon quoi affaire conviction la te nanguñu ne yonent la ba nu mujjee mu dindi kii bi. mu dindi ko mu dindi rasul. waaw di jëflanteeg ñoom en tant que entité politique. loolu mënuñ ma ko bañal may Mouhamad Ibn Abdillah. loolu mën nañ ci jubóo. en tant que entité politique mooy li ñuy wax. loolu c'est universel sama tur la mënuñ ko bañ. mais bu la neexee ñu bañ a gëm ne. rasul la ñu jëflanteeg ñoom en tant que entité politique. ak entité politique ñu tegandi. identité diine bi. ba ci kanam. mais li ci am solo. fi mu bëgg a jëm mooy. décision bi nga xam ne ñoom comprendre ñu ko. bee mu waral coow li. mais dafa bokk ci pédagogie mu fexe ba ñu comprendre. expliquer leen ko lu tax. mu mën a jël décision bu mettee nii. parce que kilifa dana jël décision boo xam ne du am popularité. waaye mais dafa nekk ci àqam. mu expliquer nit ñi. ba nga xam ne même bu ñu yeggul ci niveau bi. dinañu yegg ci dalu xel goo xam ne gi dinañu tax ñoo xam ne décision bi de moo fi tanendi. léeg-léeg mën nañu bañ a am décision bi gën mais ñu am décision bi tane. teg ci suñu tànk. ngir dox dem ci décision bi mu jëm moo tax yonent bi gis nga ba mu demee soxnaam moo ko ne ñii dañu mer rek. defal lu tax dañu mer. moo tax ñuy discuter ak yow ci tonalité bi. mais defal lu tax ñu xam ne dogu nga. waaw demal nga watu dindi sa armal ak yooyu yëpp bu ko defee ñu xam ne affaire bi jeex na c'est-à-dire bu ñu yeggee ci kilifteef dañu yegg foo xam ne fii danañu joxe espace de discussion ñu discuter. mais bu nu discuter ba discussion bi jeex mais ki war a jël décision na jël décision mu expliquer décision bi ànd ak li mu war a ànd ci dogu. bu ko defee ñu oo ci population yi jëm ci loolu mais bu fekkee ne ba nuy liggéey ñu ngi discuter. ba nuy waaj ñu ngi discuter. bi nu paree ñu ngi discuter mais du ñu am résultat. moo tax mu ne ko fa isa azamta bu fekkee ne dem nga ba tànn. ci avis yu ñu la jox yëpp. wàkkilul ci yàlla. parce que ñun ci l'islam dafa am lu ñuy wax mooy discussion yi nga xam ne ci interprétation la jóge ndax am na ci lu jub. nga xam ne lii mooy dëgg gi walla déet borom xam-xam yi dañu ci waroo. ñu ne bépp discussion boo xam ne bii ci interprétation la jóge mooy li ñu tudde ijtihaad. munoo ci condamner nit ne du nii. waaw bépp discussion boo xam ne bii ci interprétation la jóge ki koy def am na àq man ko def. jëfandikoo na jumtuwaay yi mu koy defee. parce que bu ñu ne ijtihaad mooy dafa am ñu ko war a def. am na jumtuwaay yu ñu koy defee. te loolu dàqantewul ak li Habermas wax. dàqantewuñu Habermas nee na ñi am xalaat ci loolu. mooy ñi ko xam. l'islam sax dafa am lu mu tuddee ahlul halli wal aqd ñi nga xam ne ñoo am sañ-sañu joxe kàddu ci question yu mag yi. bu dee question yi nga xam ne dafa interpeller ñëpp mën nañ déglu ne bi yonent bi daana am ay questions yoo xam ne dafay woo Aboubacar ak Omar mu wax leen ne bu ngeen d'accordee ci mbir. man du ma neex ma waroog yéen léeg-léeg mu woo fukk yi nga xam ne ñooy ñi ñu bira kii aljanna. léeg-léeg mu woo ñi teewoon waa Badr. léeg-léeg mu woo waa penc mi yépp ñëpp génne kenn ku ne joxe sa xalaat parce que ça dépend ci question yi. mais après moom mu def synthèse bu defee synthèse aussi expliquer nit ñi. bu ko defee mobiliser leen parce que société loolu mooy tax li muy def mu jëm ci noo ngi ci affaire boo xam ne dafa am enjeu bu rëy. suñu jàngu doom suñu ëllëgu école. loolu kenn mënu ko def ci pëccaxoo. mënul nekk war nañu fexe ba nit ñi ànd ci xel mu dal.
xel mu dal mi li koy andi. mooy waxtaan woo xam ne wi wu yaatu la. moo xam cadre bi ñu koy defee. bu ko defee ki nga xam ne mooy jël décision mu ànd ak autorité. parce que décision wu kilifa li tax ñu koy naw mooy nit ñi yëg ne kilifa gi am na lu mu leen tanee ci mën a jël décision. mooy gis-gisam. mais bu fekkee ne bi nga jëlee décision démb ak bi nga jëlee tey ak bi nga jëlee gannaaw suba amul benn buñ ci mën a expliquer amul lu ko logique bu ko lal. alors bu boobaa nit ñi dañuy jaaxle. te nit ñi bu ñu jaaxlee seen engagement day wàññeeku. te question yi nga xam ne ay question crise la. dafa laaj engagement. parce que kenn mënu ko régler ci façon bi nga xam ne mooy bi jaadu. donc li ci des mooy suñu engagement mooy tax ñu dépasser situation bi. te suñu engagement li tax ñu jot ko mooy ñu jox ñu àq ñu wax. mooy ñu expliquer ñu. mooy nu yëg ne ñi nga xam ne ñoo ngi jël décision ñoo ngi ci auteuru mën a jël décision bu jaar yoon. loolu jàpp naa ne bu ñu ko régler rek. jàpp naa ne dinañu mën a dem ci situation boo xam ne même bu ñu amul li ñu gënal. ñu am li nga xam ne moo fi mën a nekkandi. parce que ci lislaam dañuy wax al mutaax. c'est-à-dire mooy li mën a nekk. moindre mal. dina am li war a nekk. mais li war a nekk conditions yi dajewul. ñu ne ñu jël li nga xam ne mooy li fi mën a nekkandi. waaw parce que règle droit islamique la. règle droit islamique la. dañuy jël li fi mën a nekkandi. parce que du ñu bàyyi lépp. su ma juumal tam est-ce que amul beneen règle droit islamique tam buy wax ne boo doo gedd lu ndaw parce que amoo lépp. waaw mooy li ñuy tuddee axafu dara rey ni bu la neexee. loolu régal la. mooy ñaara ngi nii yoo xam ne yi benn bu ci ne mën na jur sofaan. mais kii sofaanam moo gën a rëy. bii sofaanam moo gën a néew. ñu jël bi nga xam ne sofaanam moo gën a néew. bañ a jàng sori na lool. mais manqué quantum bi nga xam ne mooy quantum d'horaire bi. jàpp naa ne moo gën a woyof. bu ñu gam-gamlee. ñu toog ñu ne at mi niil na. ak at mi quantum d'horaire bi manqué na. enseignants yi ñu motiver leen. ba ñu xam ne la ñu doon def ci 6 heures de temps mën nañu am résultat bi ci 3 heures de temps. parce que kooku ci motivation la. élèves yi ñu xabtal leen parce que boo nekkee ci situation de défi da ngay xabtal nit ñi. te kilifa mooy xabtal nit ñi. mais bu fekkee kilifa gi sax nekkul ci dimension boobu alors nit ñi duñu am tàngoor wi. te nit ñi bu ñu amee tàngoor wi loo leen sant mun nañ ko def. mais tàngoor boobu. discours la boo xam ne bii ak orientation boo xam ne bii ci pénc lay jóge bu ko defee ñun ñëpp ñu motiver wu. xam ne nekk nañu ci défi boo xam ne bii il faut ñu relever ko. défi bi mooy lan mooy feebar bi waruñu man feebar bi warul law. feebar bi warul tee ñu def suñu activité. tabarakallah tabarakallah barakallah fiik oustaz professeur El Hadj Songde Diouf. Alors éthique discussion boobu. kon dafa mel ni boo gisee Habermas sonn ci ak Apple ak ñeneen. dañu gis ne suñu defeewul noonu. dana am lu manqué ci penc mi dana am pëccëxoo. te bu pëccëxoo amee genre jungle. maanaam nu ñu koy wax ku nekk mën ngaa fàdd sa morom. te loolu warta tax jóg société bu civilisée. te ñun bu ñuy wax société bu civilisée jubluñ ci société occidentale. waaw société occidentale mën na cee bokk mën na cee bañ a bokk. forme de civilisation la. voilà parmi tant d'autres. mu ngoog parmi tant d'autres. kon ñun li ñu jublu fii mooy société bu civilisée maanaam boo xam ne nit ñi mën nañ nawlante. toog di seq waxtaan. mais léegi professeur El Hadj Songde Diouf. léegi Habermas loolu mu wax éthique discussion boobu nan lañ ko mën a organiser est-ce que Habermas moom ci boppam wax na ni waxtaan bi nii lañ ko war a tëralee pour nit ñi mën a dégloonte ba mu jur dara wala dafa ne rek war nañoo waxtaan te rafetal ko loolu benn laaj la beneen laaj bi mooy donc est-ce que tey ci Sénégal ni ñuy waxtaanee ci masala yu bari ci wàllu politique ci wàllu diine ci wàllu sport ak lu mu mën a doon même ci wàllu jàngale bi ni nga ko indee léegi est-ce que tegu na ci yoon bu teguwul ci yoon tamit lan mooy feebar bi waaw laaj bu njëkk bi Habermas ni ma la ko waxee moom newul rek dañu war a waxtaan nee na mënta am société boo xam ne
tant que ñu ngi koy tuddee société maanaam ñu ànd di yeewandoo bokk lépp li ñu bokk mënoo fa jële waxtaan. waaye li tax mu jël xalimaam bind wax naa la ko sànq sama njël benn wax. mooy waxtaan dafa feebar. ci penc yépp li tax muy feebar wax nañ ko sànq dafa am ay anam yoo xam ne noonu la war a tëddee anam yooyu bu tëddee noonu mu jëriñ bu tëddeewul noonu niñ ko waxee mu doon wax joo xam ne pëcc xool amul njëriñ. su ma delloo ci li ma la wax léegi ci tënk daf la ne ñaar la principe d'universalité bi man la ca Kant la ko jëlee. ñaaral bi muy principe de discussion bi nga xam ne dafay impliquer toutes les parties concernées. xam nga lii éducation la. mën na nekk santé mën na nekk agriculture. mën na nekk leen day impliquer les avis de toutes les parties concernées parce que bodiwul kenn. ñi seq mbir mi yëpp ñi seq mbir mi yëpp. waaye daf ci am galgal bu ndaw bu mu ca def. wax naa la ko. galgal ba mooy donte toutes les parties concernées ñi seq mbir mi yëpp. rawatina ñi am xam-xam ba. ba pare mën koo teg ci ay argument ay cëslaay yoo xam ne xel mënees na koo nangu. kon moom dafa jàpp ne discussion dafa feebaroon maanaam waxtaan dafa feebar parce que anam yi nga xam ne noonu nii la war a doxee doxewu ko kon nag damay ñëw indi jàngoro bi nga xam ne maanaam garab bi nga xam ne mooy faj jàngoro boobu nga xam ne moom la dal liy waxtaan kon mu ngi jàpp ne dañoo yàgg a wax waaye waxtaanaguñ ci benn société boo ko seetloo waaw léegi loolu en même temps daf may permettre ma tontu ci li nga wax moom ci boppam am na ci conscience maanaam jàpp na ne man lii may wax nii pour mu nekk dina xaw a jafe parce que am na ci biir texte bi fu muy waxee nasaraan communauté idéale waaw bu notion de communauté idéale boobu da lay xalaat loo de moom ci boppam am na benn côté bu mu jàppee ne dina xaw a jafe nit ñi nangu yii nga xam ne moom mooy sartu waxtaan bi mu di rafetal ko mu di taaral ko mu di nangoo déglu këli génne sa bëgg-bëgg say mébét say pas-pas sa kii ak yooyu teg waxtaan bi ci argument dong te nangul këli mu jur compréhension sans mu am compromission sans mu am consensus mais compréhension moom ci waxam nangu ne loolu dina jafe mu nekk premier élément lii tax mu jafe nit nature humaine nit jarul may détaillé sinon fi lay yem nit ci boppam deuxième élément bi non seulement nit ci boppam mais nee na boo ko seetloo xam-xam ba mu laaj ñaari condition yooyu li nga xam ne mooy nit passion yi nga xam ne munu ci dara maanaam bëgg-bëgganam bakkanam intérêt bi nangam diineem tari xam nit ci boppam premier gàllankoor la deuxième gàllankoor ba mooy xam-xam il faut nga fonder une société des savoirs alors que yooyu ak ci société des avoirs donc Habermas li may wax mooy éthique de la discussion boobu wax dëgg yàlla pour mu mën a nekk am njëriñ law sax ci aw askan ab pénc dafa laaj au préalable maanaam ci njëlbeen ba nga def une formation d'abord du citoyen ba pare installer culture des savoirs maanaam bëgg njàng ñuy taaroo di tàccu oustaz Kébé bu waxee duñu waxuma dañuy doyal leen pàcc yi maanaam mais xam-xam ak ki nga xam ne moo ko solo nekk ki nga xam ne mooy nekk référence mooy nekk modèle ca société ba donc bu ñu defee ba société des savoirs remplacer société des avoirs Habermas nee na booba dinañ mën a am éthique de la discussion parce que xam-xam la ñuy jiital du mooyu bakkan du nooyu fa nga far sa cosaan sa askan sa intérêt sa pàcc bi sa pàcc bi sa pàcc bee donc foofu la mu tontu en même temps yaakaar naa c'est deuxième question waaw suñ société bi boo seetloo lan moo manqué Sénégal li fi manqué ba mënuñu def éthique discussion bu jaar yoon li fi manqué mooy dama ne lan moo manqué parce que yaakaar naa ñun ñëpp juboo nañ ci ne manqué na moo tax bëgguma leen sonnal ci question boobu dëgg la naan leen waaye li est-ce que gis ngeen ni ñu ngi discuter dama ko wax directement parce que loolu leer na parce que déjà boo xoolee pëccoxoo gi am nangam nangam wax nañ ko sànq kooku déjà leer na mais problème bi kay xanaa mooy peut-être lan moo ko waral xëy na lan moo ko waral li koy waral ci li ma ci gis mënuma prétendre am exhaustivité ci question boobu samay hypothèse mais bokk na benn ci li nga xam ne obstacle la maanaam gàllankoor bi gën a mag pour ñu yegg ci éthique de la discussion maanaam wormal waxtaan ngir xam-xam rek ngir li nga xam ne penc yi moo ko ñeel fàtte suñ bopp bokk na ci gàllankoor bi nga xam ne moom moo ci gën a am damay fekki Habermas li mu wax mooy maanaam xam-xam dañu ko doyadil ci penc mi ci anam yépp maanaam jàpp nañ ne lu nekk mënees nga koo doon ci mim réew
te xam-xam lalu ko gëm nañ ne mën nga accéder à toutes les fonctions à toutes les responsabilités sans que forcément nga xam quoi que ce soit maanaam dañoo nekkagul cultiver wuñ la science est-ce que boo demee ci société boo xam ne imam cultiver nañ la science bu question jógee non ñemewoo wax sa xalaat allo non dafa am ñu war a wax. da ngay dégg dogguma la mais da ngay dégg ñu benn masala ci lu mën a doon muy diine muy feneen nit téléphoné man jànguma sama jàng soriwul wante rek ma ne boo ne sama jàng soriwul wante amul war a may la donc premier obstacle mooy te loolu mu doon loo xam ne dafa woroo ak li fi oustaz waxte muy dëgg maanaam bu dee ci production spirituelle ci wàllu xam-xam rek ci wàllu diine ak ci wàllu yëpp mais mu ngi fi mais donte mu ngi fi mais héritage boobu ñun solo wuñ ko ba mu xëy ba mu maanaam ba mu manifesté wu ci nga xam ne suñuy jëf-jëf la mais ñi fi jaar yëpp héritage spirituel yëpp bay tënk rek en terme d'héritage spirituel production yi nga xam yëpp moo fi am suñu kilifa yi fi jaar pourtant ñoom réglé woon nañ problème bi parce que ñoom dañ ne woon am na ñaar yoo xam ne kenn du leen tàggale li nga xam ne mooy xam-xam ak jëf ñoom ñëpp loolu lañ boole mën nga ci dolli sax ak teggin ak teggin parce que xam ak jëf ak teggin ñoom ñoo am mais fi mu nekk nii boo ko seetloo loolu yëpp dafa dëñ dafa dëñ mooy nekkatul suñu référentiel bu nekkatul suñu référentiel yi oustaz lan mooy ñuy wax loo la ñuy wax loo suñu bakkan fa ñu far fa ñu bokk fa ñu cosaanoo sama tarixa sama koñ sama équipe sama mais loolu bu fekkee am na ci am réew mais mënoo yegg si ci éthique de la discussion parce que encore une fois da nga gëmloowul ni li war a nekk ci kaw mooy xam-xam tant que société boobu nanguwul ne xam-xam mooy nekk ci kaw éthique de la discussion du mën a am parce que Abraham sax wax na ko ci biir wala ne il faut que man nangul ne kii bu ñu yeggee ci waxtaan dama koy déglu laaj ko lenn la muy wax mu teg ko ci xam-xam man la may wax ma teg ko ci xam-xam mais xam nga ne sa penc mii nangoogul loolu donte ñenn ñi dañ ko wax mais nangoogu ko parce que pour nga comprendre foog ca njalbeen ba da ngay jàpp ne sa nawle bi day wax lu xel mën a nangu bu dul loolu doo sawar waaw parce que bu fekkee da ngay toog ak koo xam ne lu ko neex rek lay wax dëgg yàlla doo sawar mu ngi noonu donc loolu moo tax suñu réunion yi gisoo suñu association yi fépp gisoo nit ñi di gaaw a tàyyi di gedd looloo ko indi loolu bokk na ci da ngay waxal sa bopp waaw xam nga loolu nag malaise u démocratie la boo ko seetloo malheureusement ci démocratie la bokk parce que démocratie moom démocratisation de la parole comme neex wax comme neex wax moo tax gars yi dañu naan moo tax bi wax ma naan gars yi dañu naan c'est un moindre mal ñi koy attaqué dañu naan c'est un moindre mal xam nga ci la ne c'est un moindre mal nangu ne mal la waaye c'est un mal moindre boo ko comparé ak absolutisme wala buur bu mi yooyu daal donc man loolu laa jàpp ne moom moo tax société bi nangoogu la intégrer éthique de la discussion parce que tegagul xam-xam ci kaw boo tegul ci xam-xam ci kaw nag yaa ngi jiital yeneen yoo xam ne dañuy nekk gàllankoor pour xam-xam bal tabarakallah am na solo lool balaa may dem ci imam Mokhtar Kébé ma laajaat la aussi benn tomb parce que li nga wax ni Abernas indi loolu maa ngi xaar tontu bi parce que man jotuma ko lire donc maa ngi na mooy wax mi Abernas borom xel bu rëy bi léegi wax nii rek dafa yomb wax sànni nañu wax tamit léegi nu ñuy wàccee affaire bi ci waxtaan ba indi nga ba wane tamit bu ñu ko indee suñu réew Sénégal parce que ñun tamit li ñu gën a yitteel tamit nag mooy suñu réew lu ko mën a indil éthique de discussion parce que ñun dañu jàpp ne tamit dañu war a waxtaane réew mi ba teg ko ci yoon du affaire wax lu neex nit wala wax lu naqari nit wante wax loo xam ni day nekk njëriñu réew mi foog naa émission bu mel nii tam daf ciy contribuer dëgg la su ko defee léegi xam nga wax nga ni effectivement kon former nit ñi xamal leen xam-xam gis nga loolu même boo jëlee sax ci wàllu alal xam nga réew tam day soxla sax alal ak koom mais xoolal suñu réew yàqu na ci yàqu boo xam ne xoolal même alal sax dañ koy lijjanti te alal tam am na ay normes alal sax am na noo ko war a wutee mais xam nga bu ñu demee ba ne da ngay perte sa temps booy liggéey da ngaa war a lijjanti gis nga tam lu mu fi indi maanaam système corruption dëgg la généralisé bi mu indil réew mi kooku lenn la mais beneen bi aussi professeur Songde Diouf dama xalaat ni comme li nga wax formation nit ñi ñu am xam-xam ba lu ñuy waxtaane ña ko xam ñu may leen ci war ma jiital leen ci ñu wax loolu te ña xamul tamit ñoom tam ñoo war a xam seen place xam ne lii am na ñoo xam ne ñoom la ñu war a gën a cëralee wax bi loolu mënuñ ko xam dañ leen koy xamal aywa dañ leen koy xamal waa ji mënoo ko tere mu am mébatu jëg ko téléphone parce que pour nga wax ci télé ñu dégg ko wala wax ci rajo dégg ko rek benn affaire la boo xam ne surtout sénégalais sax dafa mën a kaas c'est ça yaay kan damay wax donc léegi Oustaz xam nga yaay kan bay tere nit ñi wax da ngay organiser société ba telle sorte que moom dina xamal boppam ne du ci lu nekk la war a addu
gis nga am na benn intérêt am na benn intérêt. mais professeur. man loolu gis naa ay réew tubaab yu bëri yoo xam ne ñooñu ci tane. non dañ ci parce que man gis naa ay réew tubaab yu bëri yoo xam ne bu discussion amee ñu laaj waaj mu ne je suis pas expert non je peux pas me prononcer loolu lu ma koy déggee mu baree ci ñoom. bareewul ci ñun kon foofu tane nañ ñu fa de. dañu faa raw complètement ci côté boobu parce que ñoom société des savoirs. wala ñu ne la ñu toog fii ci invité bi ñu ne la kii bind na 3 livres ci thème bi. kii loolu ñoom seen invité en général noonu la mais fii souvent kii sama waay la yàgg nañu kii sama xarit la tantam ñoo bokk sama yaay. da ngay dégg benn baat toujours mu naan la non Oustaz Kébé lii mu wax nii en termes de relations internationales. dans le contenu aw ma lu ma ci wax. parce que gis nga dañ bëri si ñoom la ñu wax ne waaye. ci ni ma ko gisee. kon nag donc kooku dañ ko tàggat former ko. d'accord ci xam-xam. d'accord mooy la ma la wax échelle de valeur la rek te échelle de valeur du nekk discours nii mais da nga koy tabax ci xale bi de la maternelle à l'université te dans l'organisation de la société muy gis ne ki nekk fii ñoom ñëpp seen xam-xam moom moo leen fa ba. gis nga boo organiser société boobu ci xam-xam ñu xam ne Imam Kanté fii mu toog nii bu waxee profilam ñu ne foofu la war a toog Songe mii bu waxee profilam ñu ne foofu la war a toog nga jël ko à toutes les couches et à toutes les échelles de la société mu nekk benn culture boo installé loolu laay wax une société des savoirs boo xam ne éthique de la discussion dana fa mën a am parce que ku nekk xam na ne discussion dafa war a jëriñ waaye warul xajale. tabarakallah Oustaz Mokhtar Kébé gis nga professeur Songe Diouf li mu indi ci wàll boobu effectivement waxtaan bi nan lañ ko war a organiser sànq dafa am lu am solo loo jot a wax ndeke islam tam noonu la organiser mooy que shura bi mooy principe la mooy penc mi jullit yi war nañ ko waxtaane nawlante déglonte xalaat mais nga ne niñ koy defee nag islam daf ko bàyyeeg jullit yi ak jamono nu muy ñëwee kon loolu c'est très important léegi nag ma bëggoon boole ci mécanisme shura boobu islam tëral que ni pour déglonte mën a am ni ko professeur Songe de waxee mooy que ni ku nekk la ngay wax tamit nga xam ko xam dossier bi lan la am tamit gëstu ak jaar-jaar bu la may nga mën ci wax loolu mooy tax ñi xam bu ñuy waxtaan seen déggoo mooy gën a yomb que bu ku nekk di wax ci lu ko neex moom xam naa dinaa ci laaj sa xalaat moom wax na ni il faut que ñu former nit ñi jiital xam-xam pour ku nekk bañ a wax ne maay diw wala sama baay lii wala fi ma bokk moo war a tax ñu bàyyi ma wax tey lu ma wax lu ma neex laay wax mais fa ma bokk moo war a tax ngeen déglu ma man léegi sax da nga koy gis ci biir milieu islamique bi da ngay gis koo xam ne day def benn vidéo xoolal man dama ni li ngay wax mooy présenter sa xam-xam ak sa méthode mais gi nga xam ne kuy commencer vidéo daane maay doomu diw kon na ngeen ma déglu d'abord parce que maay doomu diw ma ne bu dee loolu la déjà dina indi tuuti jafe-jafe xëy na sax mënoon na mujjee loolu mu gën a rafet daal ne nag man seen mbokk diw maa doon wax ak yéen comme ça ñoo xam ne xam-xam la jiital mais loolu oustaz benn la ci mais surtout tamit oustaz dama lay jox ñaari misaal rek pour nga gën a mën a ñëw faram-fàccee wàll boobu te ñaari misaal yi benn bi lan la xam nga affaire lu ñu wax fermeture mosquée yi te mu wàccee exemple boobu xam nga question bu sensible la parce que dama ne woon fii Sénégal lu ñu gënoon miin mooy demande politique demande sociale ma ne leen demande culturelle ñëw na de dem leen xalaat demande culturelle parce que am na ñu taxaw ne dañuy dugg suñu jàkka même buñ fay dee wala feebar bi da ngeen ko réyal eggu fa ma ne question ma léegi nag ñi ci kaw je ne suis pas sûr que préparé wu nañ ci demande boobu parce que xawoon na leen jaaxal loolu tam lu koy indi mooy jiite réew te ba tey xóotaloo ba xam réew mi yan demande lañ mën a indi gis nga attention yor réew du ay caaxaan léegi beneen bi mooy kon foofu côté bi ma bëggoon oustaz gën koo jàngat mooy indi na ay coow yenn ulama yi wax ci sëriñ ci wax ci oustaz yi wax ci waaye itam moom ay xale yu fippu wax ci man mun naa la jox exemple fu mu nekk nii man am na benn jàkka boo xam ni dañ cee coow ba am na benn waay sax dafa ni imaam yi nga xam ne dañu wax ne waruñ julli ci jàkka yi ndax feebar bi kenn waratul julli seen ginnaaw matatul imaam xam ne kon affaire bi léegi egg na benn niveau mais ñi wax loolu tamit boo seetee ba seet ñoom xëy na suñ leen yóbbu woon ci abernance waruñu wax parce que mënuñu ubbi benn téere fiq ba lijjanti ki dara ba pare jël position bu radical boobu oustaz kooku benn misaal la beneen misaal bi sama bopp laa ko sañ a appliquer comme ça mooy gën a neex a dégg mooy que par exemple boo jëlee benn question mooy affaire weer yi rawatina weeru koor nga xam ni man day jéem naa ci gëstu tuuti depuis quelques années am lu ma ci jot a gëstu di ko wax waaw bind ci tuuti waaw am lu ma ci jot a bind noonu mais
dama koy wax mu leer benn oustaz mën naa wax ne kon sama mbokk oustaz la mais bon man xëy na gis naa ni xëy na bu ñu bindoon abermas ci arab jox ko xëy na du doxalee nii pourtant tamit li wóor ba wóor mooy oustaz wane na ko sànq mooy que nii loolu abermas wax daanaka li ci ëpp gisuma ci presque wuute ak lu ñu war a fekk ci alquran ak hadis kon tam xëy na dañ ko war a fàttaliwaat rek nusuus yooyu mais kooku clash na ma fi entre guillemets ci waxin clash boo xam ne jaaxal na ma trop parce que man dama bind dara wax dara te waxuma ni maay Ahmed Kanté moo tax ma wax ko dama ni li ma foog mais moom dafa ne imam boobu di wax affaire u nañ calculer gisaanekat la loolu la ma wax de xoolal mbokkam moo ma woo ne ma kii nii la mel bu ko tontu yàlla xam na ni looloo tax tontu ma ko parce que su ma ko tontu woon tamit damay éthique discussion du fa am base parce que moom waxuma dara ci samay argument même bu loolu waroo ko tontu parce que dafa ne imam boobu waaw waxul ne thèse sangam bi nekk ci passage sangam de son ouvrage mi ngi noonu ngay discuter dafa ne gisaane kat la imam boobu voilà kooku li nga wax intéressé wu ko ki ko wax mooy lay waxal kay nag kon tam ñun nag ci biir kon milieu musulman bi am nañu problème ci wàll boobu moo tax oustaz ma jox la ñaari exemple yooyu noonu ñu koy faram fàcceel. waaw xam nga waxtaanu pénc moom ci lislaam daf ci génne ñaar mooy ki yaruwul wa iza xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaaman waaw al jaahilu mooy ki amul yar kooku teggin ñëw na kooku bul wax ak moom doo mën a def dara ak moom waaw da nga koy romb rek dem parce que wax ju du jur dara te dalay mànkeel keneen ka mooy ki xamul kooku dañuy fexe ba mu xam wala taxfu maa laysa laka bihi ilmun loo xamul doo ci àddu doo ci jëf lis ca téere ba ñu jàng ca laxdar yu dafa wax ne mu kàllaf la ko jëkk a war mooy mu càmbar ngëm yàllam ndax gëm na ba pare bu paree ci loolu ba mu wóor ko ne man kat lislaam bi doy na ma la mu cay teg mooy suma maarifatu maa yajibu alayhi yii nga xam ne daf ko impliqué wu mu jéem ko xam Serigne Cheikh Tidiane Sy yàlla na ko yàlla du yërëm dafay wax ne pénc ñaar a ko yàq mu ne aladul xisaam wa huwa fil xisaami xayru mubin aladul xisaam mooy ki nga xam ne li mu am làmmeñam a ko jox te prof loolu expression alquran la day xuloo te amul dëgg expression coranique waaw aladul xisaam làmmeñ rek moo ko jox nit ñi ragal ko bàyyi ko waaw waxoo fil xis ak ki nga xam ne am na dëgg mais dëggam gi mënu ko leeral waxoo fil xisaami xayru mubin am na dëgg mais dëgg gi mënu ko leeral waaw amul argument bu ko defee ñaar dogguma la mais xam nga suñu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy dogguma la mais xam nga ni moom éthique discussion xam nga sonnoon na ci xëy na tuddeewu koon boobu tur mais daanaka boo dégloo ay conférence am daanaka affaire li gàllankoor penc ci daf cee wax ba danga ko doon yërëm sax son projet intellectuel mën nga koo tëj daanaka am ko daanaka ci question yi rek il a raison tey xool mais kenn déggu ko leew li ko andi ndeysaan mooy penc mi dafa am ay jumtuwaay yoo xam ne yi ñëpp dañu mën a sëmbaxloo bu ko defee ñuy dégg ñëpp te kenn ku ci ne dafa am espace bu ñu la waroon déggee am na koo xam ne kii ci ay tànkam la yem am na koo xam ne kii warul romb ay tànkam c'est-à-dire buntu këram bu fa génnee day déglu di seetaan am na koo xam ne kii quartier mën na fa am na koo xam ne kii espace sàngam la mën a wax am na koo xam ne kii espace sàngam la mën a wax mais bu fekkee dañuy waxandoo ci lépp ñëpp di waxandoo ci lépp bu boobaa sa mbax loo lay doon loolu nekkatul sax affaire démocratie mais société bu ñu organisé wul la te loolu wàññiwul dara ci dignité nit ki ak personnalité mais loolu sax mooy defar dignité nit ki ak personnalité nit ki mooy nga xam yow lan mooy sa domaine kenn ku ne am na domaine man am na yoo xam ne yi bu taxawee damay xam ne lii du suma assiette ma bàyyi ko seeni borom am na ñoo xam ne ñoo ko xam ñoo ci mën a wax donc loolu mooy dooguma la ndeysaan oustaz am na benn thème islam et environnement bu ñu joxoon sama benn magu oustaz mu ne leen léegi man mag laa thème yi ma miinoon wax naa ci ba sonn thème yu mel nii woo leen imam Kanté ngeen jox ko ñu jox ma ko ne ma moom moo ko wax ma woo ko ne ko vraiment yow de joxe nga misaal bu rafet mais nag léegi entre nous ba ma demee def conférence ba ñu jox ma ndàmpaay ma tëbb ci leen yónnee ko c'est ça voilà ne ko nag lii te alxuraan dafay wax ne damay jéem a gore comme yow daal dëgg la alxuraan dafa wax ne walaa yunabbi'uka
mislu xabiir nee na ki am expertise rek moo mun a leeral sa yoon waaw te nit ñi fii réew mi expertise la ñu gën a xeeb réewu tugal yi duñ ñu rawee loolu bokk na ci mooy loo gis ñi nga xam ne ñoo ko yooyoo càmbar dinañ ko càmbar ba jox ñi nga xam ne ñoo am décision ñu ko loolu nag fi mu rawee mooy ci l'islam bi damay wax ne usurpation de fonction ci l'islam bi la gën a yombe waaw kenn ku ci ne bu xëyee mën na nekk imam te kenn du xam lu tax ñu def ko imam mën nga nekk sëriñ kenn du xam lu tax ñu def la sëriñ mën ngay ubbee kenn du xam lu tax ngay ubbee lan moo tax mën nga ubbi daara fu la neex kenn du nga xam ndax xam nga alquran ndax am nga jikko pour mën a parce que daara du rek sax jàng alquran mais dafa am yu mu àndal bu ko defee nag question yi nga xam ne mooy question yi nga tudd mooy ubbi jàkk yi muy affaire weer yi yooyu ay question yu ñu tuddee ijtihaad daf ci am ijtihaad mooy lan mooy question boo xam ne amul texte boo xam ne bi da ngay dem rek jëli ko andi interprétation la léegi ñan ñooy interpréter jarul xarab kenn kon mais jarul xarab mais ñun suñu difficulté man bind naa ci benn article nee naa suñu difficulté ci réew mi mooy cadre bi nga xam ne borom xam-xam yi ci la ñu ciy daje na ne waa réew mi lii la ñu tànn cadre boobu moo manqué moo tax dañuy dem ci ay vitesse yu waroo bu dee ci ubbi jàkke yi ñii ci seen communauté ñu gis ne par rapport ak seen interprétation mën nañu ubbi ñii ci seen communauté par rapport ak seen interprétation ñu ne mënuñu ubbi mais boo demee ci yeneen réew yi coow bi mu jur suñu réew juru ko ci réew yële jur na fa coowu borom xam-xam mais ci cadre yi borom aussi bien fermeture jàkka yi que aussi bien ci weer yi yeneen réew yi réglé nañ problème weer bi réglé nañ ko parce que am nañu choix parce que am na beaucoup de possibilités possibilité gis ko ci zone bi nga ne possibilité gisandoo ko adduna dañoo nangulante rek possibilité dañu nangulante jël benn option topp ko voilà li nga xam ne mooy li astronomes yi wax nga xam ne réew mi léegi option bii la jël boo demee Maroc am nañu option bu ñu jël bu stable boo xam ne bii dañuy wax ne ñun dañuy séntu donc nañu jël matuwaay yi pour séntu boo demee ay dëkk yoo xam ne ñoom dañuy wax ne li borom yonent bi moom nee na xool leen mais xool ba du jubluwaay ci boppam xool ba jumtuwaay la lan la bëgg mooy ñu saxal weer wi ci bés bi. sama genre yi nag loolu moo leen convaincre mais ci ijtihaad dong nag. waaw ñu saxal weer wi ci bés bi mu wóor na ne ci bés sàngam la sax. mais bu ñu amee jumtuwaay boo xam ne wóor na ne li jumtuwaay bi bu fiable la boo xam ne bii bu scientifique la. xam nga boo demee ca waa NASA nga ne leen dem leen séntu ju weer wi mais dañu lay reetaan. waaw loolay problème bi nag. parce que te ci l'islam bi ci l'islam bi la ñu bokk. pour ñoom c'est réglé. wax naa ko ci benn nee naa boo demee ci réewu tugal yi boo fa waxee benn waxambaane. nga ne que 2025 weer wi dana am fu ñu ko jàppee ci barab sàngam ci heure sàngam bu ba heure ba jotee mu jënd ay lunettes am dem ci place ba parce que dana xam ne lu ñu ko wax dëgg la éclipse bi waaw parce que xam na ne loolu mën na ne parce que scientifiquement c'est prouvé léegi loolu nga xam ne nag jumtuwaay la buy dimbali doomu aadama loolu est-ce que l'islam bi soxlaw ko l'islam bi soxla na ko léegi boroom xam-xam yi ñooy waxtaan loolu nan la ñu koy jëfandikoo ngir mu doon loo xam ne lii day dimbali doomu aadama day dimbali jullit ci pratique diineem mais du doon loo xam ne bii daf koy gàllankoor donc nañu dellu créer conditions yi nga xam ne mooy tax jullit di discuter bu ko defee boroom xam-xam yi am sañ-sañ ci diine bu décision jotee ñu jël décision bu boobaa ñoo xam ne choix la ñu def te choix boobu am na ay argument l'islam yoo xam ne yi moo ko waral tabarakallah li ñu mayoon ci waxtu boo seetee ba seet sax waxtaan bi am na solo ba nga xam ni dama mujj sax lépp micro trottoir bi ñun ñu ngi ko tuddee fii xalaatu penc mi amoon nañ 3 minutes et quelques mais loolu dama xam ne dinañ ko mën a utiliser waat ci beneen waxtaan parce que lépp lu jëm ci nu ñuy waxtaanee ci penc loolu daanaka temu chaque jour la mais kon moo tax fi mu nekk nii ñu ngi jéggalu ñi ñuy seetaan ak di ñu déglu ci xalaatu penc mi dinañ ko indiwaat ci beneen émission mais professeur Songde Diouf di la sargal encore xam naa ni doyaloo ci waxtaan bi borom xam-xam doyal ci waxtaan boo mën a doon Imam Mokhtar Kébé tam di la sant di la sargal ci li ngeen wuyu si ci waxtaan bi ku nekk nag ci yéen maa ngi xaar sa papier Songde maa ngi xaar sa papier en français bu rafet sur qu'est-ce qui fait que les Sénégalais ne parviennent pas à réaliser
un espace de discussion éthique. maa ngi ci xaar même bu dee 2 pages nga bind ko baaxee ñu ko contribution. Oustaz Makhtar Kébé sa papier en arabe bu leer naññ yow tamit ci wàll boobu. maa ngi koy xaar. dégg nga nu ngeen ko mën a lijjantee rek. waaw mais forcé ma leen ci benn délai mais na ngeen ci xalaat. tabaarakallah kon ñu ngi nuyu ñi ñu doon déglu ñëpp di nuyu. Massamba nga xam ni moo yore technique bi ak xale yi ko ci jàppale caméraman yi ak ñëpp di leen jox dig daje càmbar bi di ñëw incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Càmbar si diine sur ITV.